mais bii repose 12-14 jàll na lu ne ku nekk dana la lakkal nag ku nekk ak façon ku nekk ak na muy duggee ak na muy defee noonu la ñuy daal di duggee ci deuxième heure bi di rek accueillir la belle princesse Eva dans Mode et Beauté mais tamit invité Kader di oustaz Baye Tuuti moom moo nar a ñëw rek waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy journée alhamdulilah bi nga xamante ne dañ koy daal di wàcc mais balay boobu dañuy daal di nuyu la toute princesse tey mu am fu mu génnee tey moom femme africaine moom macha allah. waaw xam nga parfois il faut ngay changer quoi wane sa bopp tuuti. te jënax day bëri pax. neex na ma xam nga loolu. c'est toujours un plaisir de te retrouver ma chérie. di la gis toujours ak sa bonne humeur ce joie de vivre ak ni ngay gérer plateau bi. macha allah Mass borom woddu c'est pas pour rien tey ba am ko ci plateau bi kontaan bu baax a baax et dinañ dugg ci gaamu woddu yooyu noonu yëpp di nuyu oustaz di nuyu Kader comme j'ai l'habitude de le dire suñu Kader national. yéen amis téléspectateurs yi namoon naa leen bu baax a baax te xam naa ne yéen a ma raw j'espère que vous avez passé un très bon màggal et que voilà lépp a ngi neex daal ñaan yi nangu na tout est moji. waaw tout est moji. alors tey ñu ñëwaat chérie ci sujet bi nga xam ne commencé woon nañ ko mardi passé mooy wàllum pañ yi seen ay signification seen ay secret ak lan motif yi ce que ça veut dire ak lan moo tax jigéen war a woddu te loolu Mass dina ci wax lu bëri ndax ku toog ba composé son ci loolu dina am lu bëri lu mu ci wax xam naa si kanam lay doon incha allah woddu de la wax woddu dee leen ni woddu xale yi jigéen ñi dee leen woddu Marème Fall del woddu yow parce que ni ma la gisee ni woddu woo dara man danaa woddu mais tey dañuy yaru parce que dañoo am doyen oustaz Baye Tuuti yaru Kader man damaa yar oustaz maa leen nuyu ma bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yi. maa ngi leen di nuyu ñi ma bokkat plateau bi di nuyu Kader di nuyu téléspectateurs yi di la jottali rafetlu gu ñu rafetlu émission bi ak débat yu wuute yi nga xamante ni dina fiy jàll. donc ñu ngi ciy jëriñu bu baax ñu ngi lay féliciter di la wax bonne continuation. jërëjëf merci beaucoup alors journée alhamdulilah bi Kader la ñuy ànd ak oustaz. waaw jërëjëf Asietou ñu fas yéene dugg waxtaan ci lu bari moom mooy journée alhamdulilah kan moom moo ko initié fan la tàmbalee fan la toll ak it lan moom moo sabab at bu ne ñu jàpp benn bés dong di ko ci def ñu di ci dalal nga xam ne moom moo di oustaz Baye Tuuti xam naa ne ñu bari sax bu ñu déggee baat bi dinañ xam ne moom moo def bande annonce bi waaye tamit mu bokk ci jëriñ xam nga man damay këf nee nañ damay këf di foqati tey loolu laa def waaye lépp rek ñu ngi koy gërëmee waa kër gi ndax lépp day benn ñu gërëm ci bu baax a baax ki nga xam ne si nekk moom moo di mudir bi tey ak ñi nga xam ne ñoo nekk ca daara jépp Cheikh Baye li ñuy bëgg a waxtaane rek moom mooy journée alhamdulilah bi nga xam ne si ne ni mi ngi am ba léegi at yi mi ngi commencé takku bu ñu seetee fi mu tàmbalee ak léegi mu nekkoon ci mbébatu ki nga xam ne mooy dem si yàlla benn baas ci bàyyi gi mu ko bàyyi ginnaaw ndax yëf yi dellu na ginnaaw wala dafa nekk di def ay jéegooy kanam alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah donc Kader pour tontu laaj boobu yëf yi dafa ji ci kanam la jëm parce que dañuy wax ne ma kaana lillahi daama wattasal wa ma kaana li ghayrillah in qata wan fasal maanaam lépp loo xamante ni ci yàlla la jëm yàllaa ko tax a jóg loolu day continuer mais lépp loo xamante ni yàlla amu ci cër loolu moom dafay taxaw dëgg la donc kon journée alhamdulilah tànki kanam la am mais amul tànki gannaaw donc ba ko Ibrahima Diagne benn baas sosé ba léegi initié ko ba léegi donc dafay gën di yaatu di gën di am solo mais askan wi nit ñi di ko gën a yittewu parce que mu ngi ko démarré woon këram la doon ko defee ak benn groupe bu ndaw ci biir këram ginnaaw si gi mu jëlee ko këram indi ko fii ci imprimerie bi ci suufu RDB doon ko fi organisé gannaaw si gi bon muy yaatu mu jëlee ko fi yóbbu ko Sorano waaw bi mu ko yóbbu Sorano d'ailleurs jamono yooyu am na benn xaritam boo xamante ni benn marocain la mu tudd Mouhamadul Bara donc suba teel bi sax mu ki RDB DTV ak rajo Dunia yëpp ay ñaanam ak njàngam moom la ñuy teg moom la daan invité donc moom moo daan animé journée bi di ci def léppam nag bon gannaaw si bi mu jógee ko Sorano xajatu foofu ñu yóbbu ko léegi di ko defee stade Marius Ndiaye même stade Marius Ndiaye sax ba léegi nit ñi dañuy jàmbat ne dafa xat parce que am na ñoo xamante ni ci biti dañuy dem ba mu yàgg sax policiers yi dañuy fermer bunt bi pour que kenn dootu mën a dugg donc nga gis ne li nekk ci biti di fa lal seeni sajaada pour war a jullee ànd ak mbooloo mi ci li nga xam ne moo leen tax a jóg waaw bu ñuy seet ci loolu bu ñuy seet ci jaar-jaar bi fan la bés bi juddoo ak lan moom mooy sababu ñuy def bés bi bésu ñaan lan la benn baax ci boppam moom yàlla daf ko baaxee woon mos na ma wax benn bés ne li ma yàlla dénk ci wërsëg
defaluma ko lu tax mu jox ma ko ñi mu ko joxe di defuñu yàlla lu tax mu xañ leen ko te comme bi may juddu indiwaale wu ma ko te su may demit fii laa koy bàyyi fas naa yéene liggéeyal ci yàlla loo xamante ni ëllëg su ma demee fekk ko ci sama biir bàmmeel te sant yàlla maqaama la ci xeetu jaamu yàlla la bu kawe bu rëy parce que yàlla bu muy bindee aadama alhamdulillah la jëkk a wax mooy baat bi jëkk a wax te waa aljanna yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na alquran nett li ñu ko waa aljanna suñu duggee aljanna même la ñuy mujj a wax ñoom tamit moo de alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu wa awrasna jannatan natabawwa'u minha haythu nasha fa ni'ma ajrul amilin donc kon sant yàlla dafa nekk maqaam moo xamante nii ci wàllu jaamu yàlla dimension la bu nga xamante nii bu rëy la parce que mooy reconnaître yàlla lépp loo xamante ni am nga ko rek nga xam ne ci yàlla la jóge ko parce que yàlla dafa am loo xamante ni bàyyiwul ko kenn mais moom moo ko téyel boppam muy nit ki wërsëgam yàllaa ko téye moo ko yoreel boppam dénkut ko kenn donc ba tax na boo xoolee sa bopp ca ba nga juddoo ba keroog ngay génn àdduna nga gëm ne lépp loo am yàlla subhanahu wa taala moo la ko may kon da nga gis ne munoo fay yàlla ba tax na yàlla subhanahu wa taala ci alquran mu wax ne su ngeen doon compte li ma leen defal munu leen ko jàpp kenn mënu compte xéewal yi nga xamante ni moom la yàlla jàppal donc benn baax nag ci cadre boobu ci lay gisoon ne léegi dafay organiser journée bu nga xamante ni da ciy delloo yàlla njukkal da ciy sant yàlla mais andi ci jullit ñi ñu sant yàlla subhanahu wa taala ci xéewalam yu bari yi mu tombe ak bés boo xam ne si ni bés la boo xam ne sunu mbokk chrétiens yi tamit dañ koy taxawal def ci bésu ñaan bés la boo xam dañuy dem di fekkee li nga xam ne si ni moom moo di way dawlu yi ci armeel yi ak yenn yu mel ndax loolu coïncidence la wala day wane tamit dialogue islamo-chrétien dafa nekk lu ñu war a suuxat lu ñu war a suqali lu ñu war a taxaw ndax xam nañ ci bés boobu dinañ ci ñaanal li nga xam ne si ni moom moo di aji way daw gi nga xam ne si ni jotoon nañ fi nekk xëy na mën na doon moo def ko ci jublu woon wala mu doon lu nga xamante ni dafa tombeel mais en tout cas ñaar bés la bu nga xamante ni comme ni mu ko waxee effectivement suñ bokki chrétiens yi dañ ki ñaanal seen way dawlu yi donc même ñu nekk foofu ci journée ba la nga xamante ni moom lañ koy terminer mooy gannaaw bu ñu defee salatu tasbih boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko digaloon lañ koy tëjee mooy ñaanal suñ way dawlu yi mais ñaanal réew mi ñaanal képp ku nga xamante ni mu ngi dund ci kaw suuf donc kon bés la bu nga xamante ni daal lépp ci yàlla lañ koy delloo jullit ñi ànd ak ñun tey fi ne nii gis nga li ñuy wax li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne képp koo xam ne dangaa sos lu rafet képp ku ko def da nga cee am tiyaabu yow donc képp ku fa teew da nga cee benn base da cee am tiyaabu mais journée bi ci même date bi le 1er novembre fi mu ne am na ñeneen ñu nga xamante ni ñoom it jël nañ même programme bi ci même jour bi ñoom it di ci def ay alhamdulilah parce que temps yi maa ngi ci benn télévision bu nekk sur place donc am na benn publicité bu fay jàll bu nga xamante ni ci côté Louga benn dëkk ñu ngi fay woote lu na mel alhamdulilah donc kon mën nañoo wax ne lu rafet lu baax daal foo ko tàmbalee képp ko roy gannaaw si gi yonte bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla dina ko ca fay mais yow mi nga xamante ni yaa ko initié woon donc di yàlla dina la ca fay waaw mu am ci loolu nga xam ne si ne teg nga fa loxo sax mu tolloog bés boo xam ne si ne ni Sénégal yëpp wala ñu bari gis nañ ni kat groupe Excaf Télécom à commencer par Dunia ak RDV ñoom ñoo njëkk a jël ay bésu diine di ko yóbbu ci stade di ko yóbbu ci ay place publique ba tey jii mu mel ni léegi tey télé yëpp suivre nañ ko mais ci beneen contexte ndax tey du ngeen ci am fiiraange wala lu ñuy rafetlu la non duñ ci am benn fiiraange parce que li am solo rek mooy ki benn waykat arab dafa wax ne wamal mar'u illa hadisun ba'dahu fa kun hadisan hasanan liman waxa nit ku nekk daañu nettali si ginnaaw daañu waxtaane sa ginnaaw donc fexeel ba bu ñuy nettali si ginnaaw di wax si ginnaaw ñu wax ci yow lu nga xamante ni lu rafet la donc su fekkee te da ngaa initier lu nga xamante ni lu baax la ba ñeneen di leen ci roy buñ la ci rawee sax santal yàlla parce que alfadlu arab day wax ne alfadlu lil mutaqaddimi maanaam ngëneel toujours ki nga xamante ni moo njëkk def action bi donc keneen ku ñëw roy ko ci bu ko ci rawee it ngëneel li moom ci ki nga xamante ni moo ko sos rek lay dem si donc moo tax amuñu ci ren particularité bi lan la ndax xam nañ li ñu des ci minute bariwul lan lañ mën a xaar ci soppeeku ndax gis nañ at bu nekk dafa am thème bu ñuy jël am ay ñaan ñuy jël tànn ay nit dénk leen ko ren lan lañ ci mën a xaar ndax bu ñu gisee ni am na ci daaw alhamdulilah bi soxna Zeynab Fall moom mooy ki ko toj
ren fekk ko fi tey lan lañ mën a xaar ci loolu waaw loolu même tomb waxtaan yëpp mais xam nga ku ci nekk ak dimension bi nga xamante ni moom nga koy jàngatee parce que benn tomb bi baatu laa ilaha illallah mën naa ko jàngatee traité ci nu nga xamante ni yow bokkul ak na nga koy traité sëriñ bi bokk sëñ Mass bokk nu mu koy traité soxna si aussi Kader noonu donc kon ni ñu koy traité ci gis-gis yu wuute dafay tax maanaam da ngay gis ne tomb waxtaan bi toujours dafay gën di bees effectivement soxna Zeynab Fall moo ko defoon daaw yàlla def na li mu namm ñu ciy sant yàlla ci dogal bi parce que jullit lépp lu yàlla def rek daf ko war a neex kon ñu ngi ci sant ci julli salaatu tasbiya bi nga xam waaw benn bi rek julli salaatu tasbiya ndax loolu lu ñu mën def saay su ne wala bés boobu rek la war a mën a am déedéet mën nañ ko def benn bés bu nekk parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo waxoon ne ku ko man chaque vendredi da koy def soo ko mënut fexeel ba chaque mois nga def ko ci benn yoon soo ko mënut fexeel ba at bu nekk nga def ko ci benn yoon soo ko mënut fexeel si dund bala ngay faatu nga def ko ci benn yoon parce que dafay effacer bàkkaar yi jiitu ak bàkkaar yi war a ñëw daf koy effacer. mu nekk lu am solo merci beaucoup. tuuti rek journée boo xam ne la ñun vraiment ñu koy rafetlu. TFM laay liggéey mais soxna Zeynab ak suñu papa ju baax ji dafa nekk ay kanam yoo xam ne dañ leen di tàmm di gis man dama leen di gis ba su ma ko gisee dafay ndoog lu bokk ak man te mosuñu daje donc ci loolu RDV yàgg na. am na tamit keneen ku ma gis ci bandanos bi beneen mais xaw ma turam mais leen wax ne am na ñoo xam ne ñu ngi leen di bëggee xam nga di déglu tamit seen ay waxtaan di ci jëlee lu bëree bëri bu ñu leen ko waxee bu ñu leen waxul tamit xam nga yéen a ngi liggéey Sénégal dëgg la lu am solo la journée alhamdulilah boobu le 1er novembre incha allah bu ko kenn raté invité nañu ñëpp boo leen ñëwee di ngeen fa fekk suñu oustaz bi di suñu doyen di bàyyi tuuti ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci leeral yi alors dañuy daal di enchaîner dem ci mode beauté ak la petite Eva pagne africain nga nar ci ànd ak Mass. La petite man de yaa bëgg ñu lay wax cat kay. waaw dëgg la de xam nga dama ko doon bëgg pour réew mais damay màgg léegi maa bañ ko ko wax léegi na nga wax la grande am na am benn solo gannaaw wala entre les deux entre les deux je préfère alors comme ni nga ko waxee chérie ñu dugg si li nga xam ne moom moo di suñu sujet tay bi muy suivi li nga xam ne moom moo di le pagne africain alors pagne africain keroog waxoon naa leen ko nee naa leen am na ay motifs yoo xam ne tey Eva ak Asi bu dee ay co-épouse nañ nekk ci benn kër tey Eva bu amee dara lu mu sol rek Asi war na am dara lu mu ci comprendre wala Asi bu solee bu amee nu mu takkee sëram rek man war naa am dara lu ma ci comprendre donc mën nañ jékki-jékki rek gis ñu man ak yow ñuy xeex personne ne comprend alors que c'est juste par rapport au motif yi nga xam ne moom moo nekk ci suñu ay pagne léegi nag mu nekk loo xam ne dafa am solo bu baax ndax keroog man ko fii wax ne woon na sër moom dafa nekk loo xam ne képp kuy jigéen danga ko war a am bu dee sëru dënk sëru jaago ak yi am na yeneen bari na ay façon bu si nekk am na dara loo xam ne moom lay apporter ci li nga xam ne moom mooy sa famille wala ci yow ci sa dund wala sa diggante ak sa borom kër wala sa diggante ak sa doom day nekk yoo xam ne xam naa loo oustaz sax dina ci am yu mu ci wax parce que am na ñu naan am na yenn feebar yoo xam ne wala yenn xat-xat yoo xam ne boo ci nekkee peut-être sër bañ la muuree woon ba ngay sëyi wala sëru njaago bañ la joxoon nag sëru dënk yooyu noonu mën nañ la ci faagaagal yoo xam ne dafay bëri torop donc loolu fii nañ ko fekk fii nañ koy bàyyi suñu culture la suñu réalité la donc mënuñu ko bay moo amoon nag quelques images yoo xam ne mi ngi amu naa ko fi pour ngeen mën a xool quelques motifs ce que ça veut dire réellement ak lan moo tax jigéen ñi daan ko sol daan ko def mais Mass dafa woy woddu Asi donc woddu dinañu wax ban inspiration la am ba toog rek jël bégab rek wala jël tablette am rek war a bind woddu ak lan la ci jublu loolu balaa ñuy dem ci image yooyu bëgg naa Mass ñëw si waa woddu xam nga boo xoolee inspiration fu nekk lay jógee te pare tamit comme ni may waxee rek ni ma bindee woy boobu moo am succès bi man am na morceau yu bëri ñu bind parce que depuis 2004 lañ gën a suñu premier album yàlla def na ak Black Diamonds voyagé nañ fi dem nañ Afrique du Sud nominé nañ ñu dem comment dirais-je Burkina Faso Bénin voyagé nañ fu nekk am na musique safuloo yu ñu yóbbu fu nekk mais woddu bi tey am na xale yoo xam ne amuñu sax 1 an wala amuñu sax 2 ans ñoom ñoo gën a bëgg son woddu te ni ma ko bindee ak inspiration bi ni mu ñëwee c'est tellement banal que
yow mënoo xam lan mooy wax ci yow. parce que danga lu ñu namoon la rek et puis mu génn daal. c'est un constat que da ngay voyager ci sous-région bi da ngay gis boo demee ay Côte d'Ivoire bu demee ay Bénin ay Togo c'est rare nga gis jigéen bu wodduwul foofu. woddu dafa naturel c'est-à-dire jigéen ñi dañuy wodd xam nga te en général boo gisee sax ñi nga xam ne nii bon du ñu ay Sénégal yu fiy dund bu ñu wàccee boo leen gisee dañuy wodd seen wodd wodd bi des fois day ñëw ba fii tu vois donc après Sénégal ma ñëw et c'était rare de voir ça mu rare après si la ma kii bi ñëwee que nag la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër la pluie parce que dem nañ àdduna bi léegi lu muy gën dox te gis nañ ko fi bii passé ci nawet bi toog na lu yàgg tawul mu amoon rituel boo xam ne dañ naan non su tawul su suñu ay baaxu maam dañuy def lu ñuy wax baaw naan jigéen am day am jigéen ñoo xam ne nii dañuy woddu way ñiy taxaw daal di waat ne bu nekkee ay jànk lañ waat ne ñoom mësuñu xam góor bu nekkee ñoo xam ne ni ay jigéen ñoo xam ne ñu am borom kër lañ bu weesool seen borom kër am donc loolu dëgg boobu da doon tax peut-être yàlla wàcce donc et comme ni nga ko waxee nit bu juddoo dañ koy lëmas bu ñu koy tudd turam jox ko bàjjanam bu génnee àdduna dañ koy lëmas buy dem di sëy dañ koy lëmas donc woddu dafa nekk processus maintenant au-delà de sër bi am na aussi philosophiquement que dañ naan la wax dañ koy woddu c'est-à-dire am na benn pudeur mën nga wax nit dara te doo ñàkk kersa xam nga mën nga wax nit dëgg te doo ko froissé tamit ñu ne góor moom mooy woddu jabaram c'est-à-dire ci li nga xam ne ni moom lañ teg góor ci diggante ñaari way loolu sama ustaas laay ki way dencante xam nga war nga ko wodd bu weesoo yeneen yi ñu teg mooy yaa koy dundal ak xam nga yaay kii peut-être bu ñu teg waxee ne ku jigéen ki moom mooy war a yar ku góor ki même jigéen ki bu amee xaalis dépense moom la war donc wodd boobu tamit dafa am nu mu taxawee donc après loolu lépp dikk si moo tax ma bind ko te bi may départ maa ngi naan gisatuma kenn woddu sër du mën a jigéen waaw góor waxal ma ko waaw kumba parce que jigéen ñi léegi dañuy dem ba léegi taxaw naan non man dem góor non gumba jigéen kenn waaw góor parce que mënul nekk góor danaan ko waaw kumba xam nga si parce que loolu maintenant jigéen ñi fii la ñuy wax parité xam nga di taxaw tàng góor jigéen bu demee ba am na benn xam-xam bu borom xam bu waxoon buy demee ba naan man damay xëccoo ak góor ça veut dire xamul moom cër bi mu amul bi mu am ci yàlla li nga xam ne nii foofu la yàlla denc li nga xam ne nii moom mooy njaboot kooku yàlla am na fu mu ko teg c'est clair peut-être avant et maintenant parce que avant comme ni nga ko waxee jigéen ñi dañ daan woddu bu baax a baax sëru Lagos yi temps yooyu Lagos xewoon na ak Sotiba sëru vax yi dañ ko daan woddu bu baax dañ daan gis suñu maam yi sax bu ñu daan doon defaral cadeau dañ la daan dox naan defaral marinière ak sër yooyu lañ la daan defaral mais aujourd'hui mu mel nii loolu dafa tendre à disparaître quelque part. waaw mais xam nga loolu dafa bëri gis nga tey yow ni nga solo xam nga rafet na mais est-ce que du jupe. non mu nekk sër wala mais dañuy xool ci kaw. man su ma la xoolee damay gis plus te loolu sax dama koy rafetlu. mais jigéenu Nigéria lay gis. parce que ni nga musóoro Nigéria la n'est-ce pas. tey boo xoolee suñu sœurs yi ñu si bëri léegi ñiy sëy ñiy sëy. cérémonie yi ñoom nii la ñuy. ndax lan parce que Nigéria yi dafa am doole ci waaru culture. boo xoolee léegi seen portable yi. musique Nigéria moo si gën a bëri. ndax lan parce que Nigéria à travers Nollywood à travers seen musique mu ñuy jaay ñoom seen culture. boo leen fàttali ko Vayde yi bi mu fi xewee. tabaski boobu noonu lépp lu indi sari. dafa jeex. léegi nit lu mu am mooy culturellement war a jaay. mooy li nga moom te loolu il faut que yow nga bëgg ko déjà. man léegi ñëpp xam nañ koñ ma ne caaye. fu ma génnee noonu yow moom yaay bàyyi caaye quoi mais dama dem ba naturellement te dama gis
neexaayu nga sol caaya billaahi ba bii xam nga ba pare complexe waaw ba pare nga ma ci am complexe wodd ko ba pare naan nii di dox doo mën dox nga naan sa tànk nga naan nii di c'est presque non tàmmoo ko aujourd'hui on pense que peut-être benn bas wala benn jean moo gën a confortable sœur alors que non sœur peut-être moo gën a confortable après nag ça dépend si mën nga ko takk wala mënoo ko takk ñun suñu problème léegi loolu la suñu jeunesse bi on sait plus mettre notre paille. mënatuñu alors ngeen di jàpp loolu yéen am nañu doyen dañ koy jàpp ne tubaab la c'est-à-dire xam nga tey xale yu jigéen ñi oui wala waxee wodd non man mënuma woddu xam nga li pour ñoom plus que mënuñu woddu ça fait plus qu'ils sont modernes alors que loolu noonu dañ la ko war a xase yow da nga war a xam ni ñu taxee sër après nag boo mënee sol jean c'est un plus d'accord alors damay faral di dégg tamit oustaz ñuy wax ne ci sa armoire nga am benn pagne maanaam sëru dënk yi ci biir armoire dafa baax ni dafa war a am sëru dënk ci armoire am loolu lan la sëru dënk lan mooy bien fait am waaw xam naa loolu moom daf de maanaam suñuy gëm-gëm waaw suñu gëm-gëm suñu aada ak anam gi nga xam ne suñu système éducation bi ñuy éduquer jigéen pour mu war a ci biir néegu sëy kanta bu dee ci l'islam moom li mu xam ci wàllu colaay mooy daal nit ki lépp lu suturaal awraam lépp loo xamante ni dafay suturaal yaramam su dee ci jigéen la ci lépp yaramam lépp la war a muur su fekkente ne ci góor la minimum diggante jumbax bi ba wóom bi donc loolu mais nag islam su ñëwee bi mu ñëw ñun daf ñu fekk ñu am suñu culture am suñu aada nga xamante ni moo doon suñu identité mais comme ni ko Mass waxee da ngay dem ba ñun ci wàllu colaay surtout ci jigéen ñi parce que góor ñi moom ñun suñu xaftaan ñi moom bàyyiwuñ ko kenn waaw mais jigéen ñi seen identité ci wàllu colin da ngay dem ba maanaam Sénégal yi dootaa ko xam effectivement colaay yu bëri ñu ngi koy col fi mu ne nii mais du su boo xamante ni bu sénégalais la mais ci yeneen nation lañ ko jëlee en tout cas wàllu seru dénk bi moom loolu mag ñi ñoom ñoraan ko yare nit bon ne la même ci sa biir néegu sëy boo demee ba am jafe-jafe am problème jàppal ba set julli muuroo sër ba nga xamante ni moom nga parce que toujours dañuy waaw kii dañuy bëgg can bi nga xamante ni moom la ñuy joxe moom la ñu jox ndaw si na ci am loo xamante ni daf koy dencee mu nekk sër boo xamante wala yére boo xamante ni boo demee ba am jafe-jafe boo sangoo ba set jàpp sol ko boo jullee soo ñaanee yàlla dina la nangu loolu yëpp ci wàllu yarin la pour xamal jigéen ji ne ko maanaam du doon lu neex et puis muñ lay àndal effectivement waaw muñ lay àndal ak ngëm parce que booy xool sax ak sëru malikaan bi lu am solo la tamit ci suñu culture sëru dënk bi am na solo vax bi am na solo mais malikaan bi tamit am na solo parce que boo xoolee liir sax buñ koy boot sëru malikaan bi la ñuy jël asi xam nga foofu dafa am ay niveau dafa am koo xam ne si ne jànk la ak jeeg ak mag ak téej ku ne da nga am nooy woddoo am na ci ñoo xam ne si ne ni non c'est-à-dire kuy ténj mag mu magee trop mën na tegale ay sër am na ci jeeg yoo xam ne si dañuy teg la ñaari sër ñu baal ñu am na ci ñoo xam ne njiit laay ak beccu du benn et pourtant léppi sër la non dañuy waxtaan nit am na foo xam nga ñun lu ñu yàq dañuy jël yëf yóbbu ko fu mu nekkul dañu toll ci war a waxtaan wax ji dafa nekk nii la am na fu ñuy tegalee malikaan teg sër am na ñoo xam dañu jël becco teg gëleen ci kaw foofu la jamono toll il faut que ñu delloosiwaat le pourquoi loolu doon am jànk jeeg ji lu ñu moom xale bu ndaw boo xam si mësta am jëkkër tenq mën na wodd tenq tànkam di feeñ mais ki am jëkkër mënu ko sañu ko mag mu magee nga xam ne seeni ni bu ay doomam gisee ay awraam alku day tegale ay sër day defar toogaayam kon donc loolu nañ foo xam ne foog ñu jàngalaat ñu lan la li ñuy wax naan sër bi nga xam ne seeni ni moom nga muuroo woon woddoo ànd ceeg sa borom kër sër boobu day aar sa ay doom waaye sër bi nga xam ne seeni ni yow moom nga jëndee sa càng sër boobu boo amee soxla moom nga koy fajee wute bi lan la bii sa borom kër nga ci àndal ci ngay waat ci ngay giiñ ni bu dee sama doom nangam est-ce que jigéen àgg na ci bañ doomam ba génnee sër bi mu àndoon ak waajuram di ci giiñ il faut que ñu xam loolu sër bi nga xam ne si nag moom la imam wax mooy ñu jox la càng
nga jël càng bi parce que càng bi ndaw si moo ko moom mu jël càng bi jënd ci li nga xam si moo di sër waajal boppam donc nit daan dugg ci sëy pour waaj xam mooy kan léegi nag li ci am nag mooy leneen alors xam naa ni Waoudou dafa large sujet la bu large peut-être que nañ ci dellu siwaat ci ñu bàyyi la rek nga terminer nga pas terminer xanaa image yi ma xaw leen expliquer rek vite fait parce que c'est 4 ou 5 images yoo xam ne mën naa leen expliquer ce que ça veut dire réellement lan lay signifier alors pour bi nga xam ne moom moo di motif am na benn motif boo xam ne dañu ne motif boobu c'est appelé l'œil de ma rivale c'est-à-dire boo leen ko gisee ci image yi dafay nekk benn sër boo xam ne dafay am benn genre bët moo nekk ne la ci kaw alors loolu boo ko solee par exemple nga nekk ak sa rival wala nga romb ko dina comprendre ne que yow xam naa ne yaan may seet te yaan may wër ki ngay wër man la par exemple yow nga nekk sa coro jëkkër donc man ma nekk jabar ji tey mën naa ko sol romb la xam na la man xam naa ne xam naa la est-ce que tu comprends donc c'est une manière de lui dire de l'avertir ne ko man xam naa fi nga jëm ak yow am na benn ci suuf tamit bi nga xam ne gis ngeen ay chevaux ñoom ñoo ci nekk nii di tëb di daal alors boobu ça veut dire que je cours plus vite que ma co-épouse maanaam sama wujju man maa ko gën a xarañ après xarañte bi nag ça dépend ci ku nekk nan nga ko gisee ak ci lan nga bëgg penché wu bi nga xam ne moom mooy loxo bi ci kaw moom ngeen gis moom ça veut dire que l'union fait la force maanaam ànd booloo nekk benn donc loolu tamit nekk na loo xam ne da doon gérer benn famille pour ñu nekk benn bi ci suuf boo ko gisee mooy sa tànk sama tànk si tu sors je sors. Très bien bi ci suuf dinaa ko woddoo. sa tànk sama tànk. bi ci suuf lay woddoo waaw. alors loolu mooy gënoo ma demin ci benn boor donc yow foo demee foo teg sa tànk rek war naa fa mën a teg sama tànk après nag comme ni ko Mass waxee am na yenn kàddu yoo xam ne dañ koy woddu kon woddu nañ kàddu yi après libre à ku nekk nga mën a xool alors image yi bëri na mais xam naa ne temps bi moom xoj nañu bu baax a baax donc dinaa ci ñëwaat incha allah xanaa asi nga même ma remercier ki ma kadee naan ki ma def nii di Dadaka madame Ndiaye chérie Omar Ndiaye moom moo jaar fii si Sense bi numéro am nag di 77 452 90 49 77 452 90 49 ku bëgg tay baas yi rek ak musóor yu doy yi nga woo ko inchallah dinaa ko décorer merci beaucoup Eva dinaa ko décorer bu baax a baax madame Ndiaye la de waaw dafa rafet ni mu sololee Eva moo ma neex. waaw merci Kader bañ nga dem ba àgg di ko laaj say cër quoi merci oustaz. merci beaucoup. alors ñu dem seetaani vidéo daal di dellu si waat. wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër wodd waaw kumba takk na sër rabal ak piis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër ñun dañu sonn ci léegin si Rihanna ak Beyoncé na ma gis ay de sikk di boor ni ñuy sañse dem tool am fii waaye ñu ngi lekk kemb ci suufa garab teg ataaya maa ngi maye caaya ku ma ni ngay doxe di daagu dégg naa ko samay bro kon statut freeze ma selfie please lu yàgg ne kumba gawlo léegi ñu bëgg takkal sa sër nga fekk ci baaw naan rek mu taw indaale ci kër man kay ci boutique bi ay pantalon la ñu jaay man sër laay wër lu mu jar ma jënd na gàtt nof laay man jaago tuur na diw bi waxal sa sër xaan bay way la laf cat xale bi fi rabal nekkoon tëw fa woddu bu Mass alors Régis dimbali leen ma rek dégg bi xaw a leer gën a leer dina ma arrangé lool merci beaucoup alors ñu ngi ci plateau bi ak suñu invité Marième Fall bi ma doon tooñ léegi ndax dana woddu du woddu moom de andiwul sër waaye bëri na ci man veste bi sër bee nekk ci suuf maa ngi lay nuyu ça va bon ça va bien très bien alors Marième noo def yow ça va maa ngi si jàmm yow nag maa ngi nii rek alhamdulilah lu bees ça va ñu ngi nii rek nag affaire yi ñu ngi daal di dugg daal ah ça va on se plaint pas alhamdulilah d'accord alors li ma bëgg wax rek moom mooy Marième elle est actrice ci wàllu cinéma bi mu ci yëngu bu baax a baax ak téléfilm bi elle est étudiante aussi waaye mu ñëw tey daal di andi lu bees pour ndaxte maison hantée lu bees pour la loo xamante ne daal di andi fii ci Sénégal wax na mooy maison hantée. alors maison hantée dañuy naan nekk benn kër bu mag la rek boo xamante ne ci biir day am ay nit yoo xamante ne dañuy nëbbatu foofu des lëndëm ak ay lumière tamisée ay lumière yoo xamante ne doo gis bu baax
am ay décoration yu tiitalaate ay nit yu nëbbatu yoo xam te ne da ngeen def benn parcours et à un certain moment da ngay jékki-jékki dina am ku lay tiital donc loolu mooy maison hantée léegi peut-être que du suñu culture fii Sénégal moo tax ma jëm ko indi pour parce que fii amuñu attraction. genre train fantôme la. train fantôme xam nga da ngay dugg ci train bi rek affaire bi jàll. mu am ay yuuxu waaw mais bii c'est plus je pense que c'est plus terrifiant. parce que bii dafay am ay nit carrément yu nekk ci biir. yoo xamante ne limite dañ lay jege yow doo xam à quoi t'attendre boo nekkee à l'intérieur loolu la c'est une attraction. léegi nag attraction bi dafa tombé ak jour Halloween. mais c'est pas que Halloween lay fêter Halloween la ñuy fêter c'est pas ça. c'est que dafa tombé ak jour Halloween. D'accord. donc c'est plus une attraction. parce que Sénégal fii y a pas trop d'attraction. kii rek moo fi nekk Magic Land. mais. d'accord y a pas de parc d'attraction. mais li ñuy faral di seetlu ci yooyu moom mooy chaque chose wala chaque jeu wala chaque manège en général. ci yooyu noonu y a une tranche d'âge boo xamante ne. dañ koy wax ne ñoom ñoo am droit dugg ci alors maison hantée ça m'étonnerait que cela soit pour les tout petits de. non c'est pas pour les tout petits nag loolu ce sera plus ñi am ay 17 ba jëm kaw. c'est ça. d'accord ñu am ay. Pourquoi tu décides de faire peur aux gens? Non, c'est que pour dire vrai man affaire bi lan la ma ñëwee fële ci Paris dafa am fenn fu tudd le manoir de Paris. léegi man dama fa doon dem parce que man j'aime bien les sensations fortes genre ay adrénaline di xaw a tiit ak yooyu léegi ma toog tuuti man ne man namm naa manoir de Paris de après je me suis dit bu nekkee namm naa ko dina am peut-être ay morom yi tamit ñu ngi fii te bëgg nañ am ay attraction je me suis dit pourquoi ne pas ak ay nit ñu organiser loolu. donc loolu la ma idée bi ñëwee après moi ne bon on se lance parce que je suis pas que dans le cinéma comme tu l'as dit étudiante là et j'aime bien innover. dem au-delà de mes limites daal. alors quand je dis elle est dans le cinéma dans les téléfilms boo leen di seetaan série Idole ngeen xam ne elle participe ci la bokk ani Monsieur X. mu ngi fa rek moom. est-ce que mën na wax kooku. en tout cas man dégguma ko mu wax. dégg nga ko mu wax. même avant. même boo leen nekkul ci. man de maa ngi xaar comme ñëpp daal mu wax. alors man li ma bëgg a xam mooy ça t'a pris exactement combien de temps pour mën a taxawal loolu et côté budget. ça doit pas être facile franchement pour faire ça donc. oui j'avoue c'était pas facile. mais am naa samay xarit yu ma jàppale. y a mon meilleur ami Max Ndoye il m'aide aussi. et voilà boo amul financement xam nga rek say waajur. ils vont pas boo gisee nekk da nga bëgg a innover tu es jeune bëgg nga def dara pour am dara. dañ la ciy jàppale. duñ la seetaan donc dinañ la jéem a financer xaw la encourager pousser le tuuti à ce que nga réaliser quelque chose. d'accord alors on va passer ci Joss avant ñuy dellu soit ci yow Joss yow moom yaa ngi ci wàllu musique bi ci wàllu rap bi bu baax a baax tàmbale nga bu yàgg mais dafa mel ni 2004 ci nga bokk ci benn groupe après nga jël sa carrière solo expliquer-nous un tout petit peu carrière. bon salaamaaleykum jàmm si Wolwa jàmm si Africa Galsen DK maa ngi nuyu ñu toog si plateau bi yëpp di rafetlu émission bi donc Joss mu ngi démarré en 2004 mu def ànd ak benn groupe def quelques sons après arrêté def benn stand-by en 2012 mu ñëw def ay connexion ak ay crew ñaari connexion après si la génnee à cause des études xam nga mu def benn stand-by encore ci la décidé en 2014 teg carrière solo def ay son donc bi ñu defee ay son bi tudd Waar Laay Wër def buzz xam nga gars yi bëgg ko lool ci lañ obligé ne léegi dañuy concentré wu ci carrière bi à 200% quoi. maa ngi bëgg de passage sama grand aussi Mass. bu baax donc loolu mooy carrière bi en grosso modo quoi. d'accord alors yow Laay Wër donc 2014 bi ak sa carrière solo. am na morceau bi nga xam ci yu mujj yi nga xamante ne ci wàllu emploi des jeunes. waaw moom moo nekk Waar Laay Wër. Waar Laay Wër waaw mooy titre bi. lan moo la poussé ba nga dugg ci. bon loolu quelque part vécu la quoi dama ko dund. donc mu dund ko gis ne am na ñu dund lu gën a pire li ma dund nii am na aussi ñoo xam ne maa leen gën a pire le donc ma essayé def ko benn son pour ku nekk sentir ci boppam. bi ma ko defee aussi objectif ma ci amoon loolu laa ci am après parce que gars yëpp ku ko déglu da ci sentir boppam comprendre nga donc noonu la demee quoi boo xoolee. tu
ci wàllu emploi des jeunes parce que dañoo constaté fii Sénégal da ngay jàng ba am sa diplôme ba pare di chômer donc loolu moo fi bari moo tax bi son bi génnee mu touché ñu bari quoi. non waar laay wër. bon ghetto recognize boobu ghetto recognize dama doon wax pour reconnaissance du ghetto quoi ñu reconnaître ghetto bi quel que soit alpha ñu reconnaître ghetto fu neex a dund la quelque part quoi comprends nga parce que ghetto da lay former da lay def nit yaa ngi fil donc loolu taxoon ñu def sound ghetto boobu Jos Foyantu bi moom donc ego trip la woon rek comme booy dugg si benn affaire bu maa ngi dëkk Géejawaay jiwee yeah ghetto la. ok bon en fait bëgg naa xam ban style ngay def yaa ngi trap wala yaa ngi bu baf wala yaa ngi def classique. gis nga yére bi mu sol yére bi nga sol ni mu amee ay couleur donc man lépp lu ñëw si man lépp lu nekk si man comme talent dama koy exprimer génne ko quoi. loolu la quoi amuloo tënku moo sama bopp tënku la sa bopp si non bu dëgër bi la ak bu ak mais je suis positif quoi. tu vois c'est ça. ok non ñoom ñaar Mass ak. non man j'aurais bien non man j'aurais bien voulu j'aurais souhaité gis soom ak yooyu. mais par exemple li ma effectivement gën a ghetto lu neex la. effectivement je le dama ko si fekk si ndaxte. bu ñu nee ghetto rek mooy fi nga xam ne nii peut-être ñi nga xam ne nii. amuñu lu bëree fa lañ nekk quoi. tu vois donc demin bi melul comme. bas peuple bi quoi waaw bas peuple fa lañ nekk quoi xam nga et puis ça force un homme. moo taxoon 2007 am na benn son boo xam ne nii defoon naa ko mu tudd ghetto break. da doon jaar RDV chaque épisode kii Prison Break. et puis le truc mooy ñëpp dañuy bëgg génn si ghetto bi. tu vois même ñi nga xam ne moom ñoom nga dëkkal ci ghetto bi. dañ lay yéene yow. nga liggéey peut-être ba des fois dañoo non kii dëkkatul fii non. nga liggéey ba mën a génn foofu tu vois. et puis di doon dellu si dimbali puis di t'encourage et puis rab bi moom kenn moomu ko quoi tu vois donc hip hop kenn moomu ko. et puis liggéey la bind la xam nga parce que léegi son yi ay fast food lañ. comme je dis c'est-à-dire dafa bëri tellement que. pour que nga am son boo xam ne nii dina dund pendant 1 an wala. pendant 2 ans wala mu nekk it il faut que vraiment nga job tu vois et puis donc comme ni nga wax comme waar laay wër comme ni kii def dóor waar mam xaa donc waar boobu tamit il faut que ñiy warab ñu jàpp ne aussi lii loolu liggéey la xam nga mënu ma gis benn rapport boo xam ne dana moom rappeur la et puis ñii ne man mécanicien la dañuy xëy suba 8 heures ba 19 heures moom 8 heures mu nelaw ba midi naan caayin xam nga dem après seeti gel yi xam nga football yi après musique ñu jox ko juste benn 1 heure temps wala 30 minutes après non il faut que c'est pas normal quoi dëgg la alors sinon say perspective lan la bon perspective vidéo bi génn moom la ñuy def pour moom actuellement donc comme ni ko grand bi waxee li mu wax ne it da ngay toog job it ñu dañoo jël suñu temps job ko sur tous les plans moo tax bi mu génnee am na ci lu ñu doon séntu donc dañoo prévoir génne album ci 2019 bi donc maa ngi liggéey benn label bu tudd John Max Entertainment mooy bëggee sama manager de passage ak staff bu dynamique boo xam ne ñu ciy jàpp quoi. donc 2019 lañ bëgg a génn album mais avant loolu dina am benn vidéo ak beneen single bu koy annoncé quoi. d'accord donc Just Waaw dafa nekkoon son bu ñëpp xam. ñu ne foog ñu vidéo ko soo ko jàll si leneen quoi. d'accord alors on va revenir vers Marème Fall un tout petit peu elle est actrice en Idole. na nga gisee Idole yow. bon Idole comme les gens disent nee nañ mooy série bi gën a intellectuel bon entre guillemets tu vois donc maa ngi nuyu de passage Ibou Gueye donc sama xarit la et on a travaillé ensemble moom temps mi commencé étincelle donc pratiquement vidéo mi bëri maa ko doon defal et ñoom indi nañ seen touche parce que boo doo xool Idole xool yeneen kii quoi ne ñoo nduroo am na au moins lu différent quoi bon par rapport ak manoir bi da ngeen di jël Moussa X ngir yóbbu ko manoir léegi mu wax kañ ndax mu wax une très très bonne idée X bi tu vois une très bonne idée mais tamit manoir moo nekk Almadies le manoir wala bokkul ak boobu. non bokkul ak boobu bi maison Anta la kii laa koy def suba lañ koy def incha allah. Charkiz lañ koy defee. Charkiz moo nekk si côte est boo dépassé jullikaay. xam na xam ngeen jullikaay mooy restaurant yu nekk corniche bu nekk. voilà juste restaurant yu nekk en face la plage. foofu lañ koy defee demain à partir de 22h lay ubbi.
ba 1h30 du matin. xam nga ñun. 22h ba 1h. waaw donc non non xam nga dañuy mais bañ. nag xam nga ñun. Oui. en fait rapport bi ñu am ak peur ñun noir yi bokkul ak tubaab yi. xam nga tubaab yi da ngay seetaan ay film horreur mu wóor na la fee ne am na la fa nekk. tubaab yi ñun dañuy dem. dañuy dem xool. bu nekkee noir est-ce que gars yi dañuy eggale parcours yi. En tout cas doy na waar. Non, ce sera intéressant franchement pour les gens qui aiment les sensations fortes moom ce sera intéressant te en plus lu bees la fi Sénégal. Pourquoi pas essayer pourquoi pas ngeen ñëw tester xool seen tiitaange fu mu toll. man bëgg naa dem. pour ñoom moom comme il faut nga ñëw pour ñoom moom da ngeen c'est simple mën ngeen woote si sama numéro wala sama numéro ki may defal affaire bi et ñu bu nekkee xamoo leen fan la exactement boo leen tapé Google Maps Sharkies dina leen indiquer ba ngeen egg fan la waaw exactement. D'accord man dinaa ñëw mais su may dugg ci maison hantée bi dama bëgg Bas nekk nii Ndiaga nekk fii Jean Pouy nekk fii Mass nekk sama ginnaaw. comme ça ma am dara lu ma ragal yow moom bàyyi ma teg la sama kanam nii rek comme ça je te protège. yaa ma protéger. man heure rek laay seetaan. Très bien kon yaa may protéger. da siy baax nag des fois ngay xaw a kii tuuti xaw a tester sa mais day am ñu am crise cardiaque wóorul. wóorul non ñu am kii médical am na ñoo xam ne nii mooy ñi am cardiaque. mais am na ñoo xam ne vérifier leen loolu. aussi dina am si doore bi surtout doore bi. Merci beaucoup. Il est 14h, c'est la fin de l'émission. Merci Mass. waaw ok donc c'était un plaisir de participer à l'émission. Bon, donc ñu nuyu ñëpp ñu doon seetaan. À plus inchallah. D'accord, merci beaucoup jërëjëf Dios jërëjëf Eva la grande Eva. Merci aussi Marème Fall, amis téléspectateurs ñu ngi leen di dig daje demain inchallah même heure même chaîne. Au revoir, bye bye. Au revoir.